waaleykum salaam Babacar di nuyu mboolem ñi ànd ak rajo Futur Média xibaar yi li ci gën a fës fukk ak ñetti doomu réew Sénégal bokk nañu ci juróom benn fukk ak ñaari émigré yi faatu ci waaxu Mauritanie ya seen gaal ga dig gannaaw ba mu solee ndox musiba bi barki démb la xew te ba léegi gouvernement bu Sénégal yeeyu ci yàbbi ca Mauritanie googee la ñuy des gannaaw ba seeni autorité jëlee dogal yokk at ci délai licence de pêche yi ñu jox ay sénégalais waa Mauritanie yemuñu ci ndaxte nee ñu daal yenn amande yi daañu ko dindi loolu nag teewul Alioune Ndoye di ministre sénégalais gi ñu dénk napp geek liy bàyyeekoo ci géej gi yëkkati ay kàddu sàkku ci nappkat yu Sénégal ñuy sàmmanteeg loi yi ci réew yi ñu dendal ñaari weer gannaaw faatuk ñaari xaleel ca Daaru Rahman ga ca Touba police scientifique dellu na fa def ay prélèvement yu bees ba bàyyi xale yooyu ñu faat nag te mu doon jéem a xaru ci bi mbir mi amee ba tey dégloo gunu ko gréewu liggéeykat yu SDE yi tey mooy fan bu mujj bi waaye nag gréew bi ñu bari yëg nañu ko ndax ay fan a ngi nii gisuñu ndox mu di coono boo xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci gox yu bari ci fii ci Ndakaaru tàggat yaram des na ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne xibaar yi aaday Ana Rocha li ci yéene kay yëg Mamadou Mouhamed Ndiaye yu ba moo fare ci machine yi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu doore kook musiba bi fukk ak ñetti doomu réew Sénégal bokk nañu ci juróom benn fukk ak ñaari émigré yi ñàkk seen bakkan ci waaxu Mauritanie gannaaw ba ñu doon jéem a dem ci biti réew seen gaal ga suux gannaaw ba mu solee ndox musiba bi nag barki démb la waaye ba léegi gouvernement bu Sénégal yeeyu ci yàbbi Mohamed Nabi Sila Mohamed Diop ca Nouakchott lu toll ci ñaar fukki doomi Sénégal ak ñett ñoo ne woon ci gaal gi fukki yeeg ñett yi ñàkk seen bakkan wala bokk kenn gisu leen te mu bokk ci ñaar ñi doon dawal gaal gi di capitaine yi di doomi Sénégal yoo xam ne ñenn ñi ñu ngi bawoon dëkk bi di Karang fare ci digweek Gambie ñi ci des dëkkan Gambie doon fa liggéeyee muy réew mi gaal gi tëmbee ndax mu ngi bawoo Baara di dëkk bu ne Gambie jëman nag Espagne tey ci alxames ji lim ak ñi ñàkk seen bakkan nag yokku na jóge ci juróom fukk ak juróom-ñett ba ci juróom benn fukk ak ñaar ginnaaw bi ñu gisee nag yeneen ñeenti néew gaal gi nag bi mu doon départ aman na lu toll ci téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom fukk yeeg ñett yi di ay jigéen yu bawoon Gambie te ñoom ñëpp nag ñu ñàkk seen bakkan ba mu des ñaar dongu l'accident bi nag mu ngi xewee Nouadhibou ci bët gànnaaru Mauritanie gaal gi doxandem yooyu duggoon nag moo mbëkk rek benn xeer Mohamed Diop Nouakchott RFM. Mohamed Diop ministre gi ñu dénk napp geek liy bàyyeekoo ci géej gi démb ma nga woon ca Ndar ca Saint-Louis Alioune Ndoye daal dina xibaar nappkat yene autorités yu Mauritanie jël nañu dogal yokk at ci licence yi ñu jox nappkat yu Sénégal ba noppi it lépp luy amande daal am nay amande yoo xamante ni daanu ko dindi ci lu ñeel nag fitna gi faral di dox diggante nappkat yu Sénégal ak garde-côte yu Mauritanie moom jawrin gi sàkku na ci nappkat yu Sénégal ngir ñuy respecté luwaa yi nga xamante ne ñoo ne ca Mauritanie Mohamed Nabi Sila ci tukkeem bu njëkk bu mu def ci Ndar bañ ko tegee ci boppu ministère bu amee wàllub napp gi ak économie maritime Alioune Ndoye indi xabaar yi jox mbégte nappkat yi ci li aju ci wàllub licence de pêche yu Mauritanie yi lee jafe-jafe bi acteurs yi amoon pour fay seen 3e trimestre parce que dañ jàppoon ni napp liggéeyuñu non seulement annulé nañ 3e trimestre boobu maanaam dootuñu ko fay non seulement annulé nañ amande yi lu jege 75% ci amande yi fi amoon waaye itam protocole bi léegi dañ ko repoussé nañ ko validité 1 an encore kon loolu daf ñuy may le temps vraiment nit ñi dem liggéeyi ak xel mu dal acteurs yi dama leen ko ñaan parce que ñu njaboot lañu bu ñu demee ba d'accord ci ay mbir yomb mu jafe ñoom dañoo war a tënku ci loolu jàppale ñu pour ñu respecter suñu kàddu. brèche bi jot a faagaagal lopp ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ci ay doomi aadama biñ ko taxawalee ci 2003 ak léegi Alioune Ndoye xamle ni am na liggéey yoo xam ni dañ ko ci def laata ñuy song ay mbir yu gën a màgg yu gën a yokk kaaraange nappkat yi ci bërëb bilee. brèche boobu du liggéey bu yomb liggéey la boo xam ne ay milliards yu bëri la laaj ci état bi am na benn programme boo xam ne incha allah danañ ko exécuter ci lu néew loo xam ne court terme ak moyen terme la dana régler en tout cas balisage bi foofu dragage bi vraiment sécuriser ko. ministre Alioune Ndoye jotawoo nappkat yi ngir ñu respecter lépp lu aju ci wàllub yoon ci réew Mauritanie gi ñuy dem di faral di nappi ndax nag lu ni mel mooy tax ñu gën a dëgëral diggante ñaari réew yi ba lépp loo xam ni bëgg nañ ko ci ñu am ko ci. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila ñu wax ci ñaari xale yooyu nga xamante ne ñu ngi leen faatoon ca Daaru Rahman ga ca Touba
ñaari weer a ngi nii police scientifique nag dellu na fa ci diirub ayu bés bi dem na fa ñaari yoon def ay prélèvement yu bees su ko defee nag ñu njort ne enquête bi léegi tey rek mu ñu daal di ko boucler papa yi xale yooyu ñu faat nag te mu doon jéem a xaru ci bi mbir mi amee te ba léegi kenn dégloogu ko moom Marema Diop. ñaari weer gannaaw faatu bu Serigne Mbacke Touré ak Mame Daouda Touré ñaari tuut tànk yooyee nga xam ne kenn ke ñeenti at la amoon ka ca des ñaata ñu fekkoon leen ci seen dugg lal ñu rendi leen xat ca Touba Daaru Rahman ñenn ci ay éléments yu laboratoire bu police scientifique di yokk seen ay jaabante diggante Touba ak Dakar tey rek ci alxames gi ñenn ci ñoom dikkoon nañ ci kër googee nga xam ne fa la ñaawteef ga amee mu nekk ñaareelub yoon ci benn ayu bés bi ndax kat bu ñu sukkandikoo ci suñu ay xibaar lundi gi ñu weesu dellu woon nañ ca kër googe nga xam ne fa lañ faate woon ñaari xale yi te boobaak léegi kenn ci waajuri waaye itam jege ñaale tegu fa tànkam ndax kër ga dañ koo tëj ci loolee nag ngir xamle rek ni ñi nga xam ne ñoo yor enquête bi ñu ngi gaawal mbir mi ngir jàpp ki def ñaawteef googee ci wàllum audition yi nag yenn ci membre bu famille bi déggaguñ leen waaye li nga xam ne moo tukkee ci waajur bu xale yooye nga xam ne moom itam da doon jéem a faat boppam te mu nekkoon ca lalub hôpital jamono ji génn na waaye nag ba léegi dégluwaataguñu ko juróom-benn fukk ak juróom-ñetti fan gannaaw faatu bu ñaari xale yooyee ca Touba Daaru Rahman ki def ñaawteef gi ba léegi nii tegaguñ ko loxo Marema Diop fii ci Touba RFM. Marema Diop jërëjëf wéy ci xibaar yi addu ci grève bi nga xamante ne liggéeykat yu SDE yaa ngi ko nekkee boobaak léegi tey ji mooy juróomi fan bi mooy fan bu mujj ci grève bi ñoom 72 heures la ñu njëkkoon a décrété laata ñu koy làbbali laata ñu ciy dolli encore ñaari fan grève boobu nag ni ki tey ji lay jeex waaye la tukkee ci grève bi ñu bëri ñu ngi koy sentir fii ci Ndakaaru ndax gisuñu ndox ci seeni robinet mu dib coono boo xamante ne ñu ngi koy dund ci ay gox yu bëri liggéeykat yu SDE nag ñaari yoon daje nañu ak ministre gi ñu dénk wàllu ndox mi waaye ba tey déggoo amul seen biir daal ci teq bi ñu bëgg daal ñu teqal leen ko ci société bu bees boobule juróom-ñetti simili moo bootu ci juróom-ñetti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. njiital ARTP xibaar na ne dana am benn plan d'action ba nga xamante ni daal dana ko seq ak ñim yëngu ci wàllum téléphonie su ko defee ñuy régler lii di problème réseau yi ñuy nemmeeku rawatina ci département bu Bakel Abdoul Ly daal di ne ci visite ba mu fa doon amal nee na gox yu bëri daanaka boo seetloo ci arrondissement bu Kéniéba réseau téléphone bi baaxu fa Moussa Oumar Gueye. bare na ay dëkk yu nekk fii ci diwaanu Tambacounda ñi nga xam ne ñoom ñooy maire yi fa soxe ko ñëwoon ci ndaje bi xamle nañ ni ñoom daal am na ay dëkk yoo xam ne tey ci amuñu réseau wàllum téléphone waaye bu fekkente ni am nañu réseau itam lu jëm ci wàllum qualité réseau bi dafay sooxe ki ka xamle bokk na ci maire Medina Fulbe. Soriba maire de la commune de Medina Fulbe ci arrondissement bu Kéniéba département bu Bakel soo xoolee Sana xoolee ba Sonkonku arrondissement buy toll ni 205 kilomètres man sama bureau dama lay wax en tant que maire téléphone Mali laay utiliser sama bureau li ñuy naan wasa fixe loolu laay utiliser poste santé bu ñu def Medina Fulbe bu bëggee tey évacuation il faut mu yónni nit moto mu ñëw ba Kéniéba à 33 kilomètres ñëw wax ko essence comme nekk am nañ malade ban réew lañ nekk maliens yi ñu ngi dugg à gauche sénégalais ñu ngi dugg à droite dafa bëri buntu. ci kàdduk Abdoul Ly moom mooy directeur général bu ARTP danañu lal benn xët bu ñuy duppee plan d'action waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo feggoo lépp lu jëm ci wàllum réseau téléphonie yi ngir ñu jëm ci indi ay saafara. waaw loolu tam problème de souveraineté nationale la dafa metti sax nga toog Sénégal ngay téléphoné ñu ne la bienvenue ci beneen pays te tam ñu ngi ciy liggéey bu muy non intentionnel la tudd ay dispositions entre ñun ak régulateur yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo bokk frontières yi même bu mënulee ñàkk am parce que fréquence xamul frontière ñu wàññi. laata kon loolu di am danañu jàpp ni rek askan wi nga xam ne ñoo fare ci dëkk yooyu nga xam ne amaguñu réseau wala seen réseau dafa sooxe danañu dolli muñ ndaxte saafara bi teewagul Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Oumar Gueye ci assemblée nationale démb ci bi ñuy càmbar projet budget ministère gi ñu dénk wàllu aada ak it wàllum jokkoo bi démb nag moom mbirum convention collective nationale bi ñu jagleel taskatu xibaar yi daanaka bokk na ci liñ fa gën a waxtaan am na sax ay député ku mel ni député Mbéri Sylla ñoom ñoo sàkku ngir ñu yebal ay inspection ci organe de presse yi su ko defee ñu càmbar ba xam ndax disposition yi nekk ci convention bi ñu ngi koy jëfeem déet mu ne nag bu dee am na groupe de presse boo xamante ne jëfee woo ko ñu teg ci yow ay daan Ablaye Diop.
suñu sukkandikoo ci député Mbéri Sylla contrat yi diggante patron de presse ak taskatu xibaar yi jëfewuñu ko loolu tax mu bëgg ñu yónni ay inspecteur du travail ci organe de presse yi. contrat yi dox ci diggante patron de presse ak taskatu xibaar yi kenn respecté wu leen yenn ci ay taskatu xibaar di liggéey ci ay conditions yu métti dañu bàyyi ginnaaw convention bi lu tax nguur gi du autoriser ay inspection ñu daal di dem ci rédaction ba xam lu convention collective bi wax jëfe nañ ko am déet bu ñu ko jëfewul ñu jël ay daan teg ko ci patron de presse yooyu. waaye jëruñ bi ñu denk culture ak communication jàpp ni tollooguñu foofu Abdoulaye Diop. ñun tollooguñu foofu te jamono ji waruñoo nekk ci xëccoo li ci am solo mooy code de la presse bi waxtaanee nañ ko ak ñi ci yëngu te décret yi signé nañ leen jamono ji mi ngi ci taabalu secrétaire général bu gouvernement. ca beneen wàllu ba jëruñ bi daat nay di kaat ci décret yi nga xamante ni xaatim nañu ko ba noppi ci code de la presse bu yees bi. nguur gi signé na projet décret bu jëm ci avantage ak obligation entreprise de presse yi rawatina wàllum financement service public loolee féete na boor projet décret jëm ci création fonds d'appui ak développement presse bu fi wut aide à la presse dañu sàkku ñu boole ñaar yooyu def ko benn projet te loolee sax jamono mi ngi ci taabalu secrétaire général bu gouvernement bi. budget jëwriñ bi ñu dénk aada geek cosaan ak wàllum jokko atum 2020 natt nañ ko ci lu ëpp $2 milliards si suñu ay koppar. Abdoulaye Diop ñu wax ci bourse yi étudiants yi ñoom bourse yooyu daanu ko fay laata ñuy dem fête Noël yi mu dib xibaar boo xamante ni nu ngi ko nangoo ci directeur des bourses moom Lansana Konaté daal di nag dakkal rumeur bi ñu fi doon wax daal ne bourse yi balaa ñu leen di fay weeru février jot loolee mu ne amut balaa ñuy dem Noël étudiants yi daañu jot seen bourse ñu teewlu ko ci téléphone beeg Ndate Diop. étudiants yi dañu defoon benn assemblée génération bi ci assemblée boobu nag dañu ne bourse yi kenn du ko fay avant mois de février bi nar a ñëw par rapport à information boobu rek laa réagir ne leen nañu dal loolu amul parce que ñi nga xam ne ñooy liggéey ci processus paiement bi fi ñu toll nii moom def nañu lépp tey yaakaar naa daal balaa ñuy dem vacances su Noël yi nar a ñëw incha allah dañ leen di fay xamal leen aussi que daaw après période bi la ñu fayoon bourse yi donc amuñu retard bi gars yi di yaakaar. laataa vacances su Noël yi moom mooy kañ. ak bi moom nee leen tel jour wala tel waxtu sàngam ne daa leen di fay loolu dina xaw a jafe mais li ci am solo rek mooy balaa ñu dem vacances Noël yi exactement daa leen di fay loolu moom mun naa ko garanti mais mun leen wax leen naa ay le 20 wala le 25 yooyu loolu moom bon mën a def loolu. mu nekkoon Lansana Konaté directeur des bourses mu ne nag étudiants yi daañu jot seen bourse laata feetu Noël yi. ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo bokk ci mouvement bi ñu benn mouvement daal moo jóg ne li ñu bëgg mooy ñu libérer nu mu gën a gaawee kii di professeur Babacar Diop ak Guy Marius Sagna ak ay ñooñam yi nga xamante ni teg nañu leen loxo mu di waa FRAPP France Dégage yi nga xamante ni daal dañ leen teg loxo gannaaw marche gi ñu doon amal ñu ne détention bi maanaam teg gi ñu leen teg loxo daal tegewul ci yoon loola tax ñuy artu jëmee ci nguur gi ñu teewlu kii di Youssouf Mbow kaddu yu mu yëkkati ci turu mouvement Rassure ci jokkoo beek Oumar Mbow. docteur Babacar Diop moom ak Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal li nga xam ne ni que moom la ñu def ba dem ci palais amul lenn loo xam ne ni que constitution sénégalaise bi nga xam ne mooy charte fondamentale interdire na ko parce que constitution mënul nekk ci suufu circulaire saaga wuñu taaluñu biis xaste wuñu dañu jàpp ne ni que nguur gi yokk na électricité ñoom jàpp nañ ni que yokkute googu amul teguwul ci yoon mën na am nañu sañ-sañ génn manifester ko ñun li nga xam ne ni que moom la ñuy lancer comme appel mooy képp koo xam nga ni que jàpp nga ni que ñoom tey li ñu leen teg nooteel la ak jaay doole la nañu ñëw regroupé wu autour d'un collectif pour que ñëpp taxaw pour que libération Babacar Diop ak ñi nga xam ne ni que ñoom la ñu jàppandoo libération boobu moo ñu effectif parce que aussi dëkk bii nañ ko wax mënuñu à chaque fois que sénégalais yi suñu jógee pour manifester ñu naan dañ leen di xoqatal maa ñenn ñoo xam ne ni que dañ leen di tëj am na loo xam ne nag lu ëpp tuuru te ëpp na ba pare nag mënoo nag jël sa peuple nga bëgg koo teg coono ba pare nga ni kenn du sëqat
nit ñi nag soo leen tegee coono foog ñu saqat te su ku saqat nag su fekkee ne da nga naan dañ koy yóbbu prison alors ñun ñëpp pare nañ. Cheikh Tidiane nu ngi laa nuyu. maa ngi la fay Barthélémy. aywa looy tàmbalee ci tàggat yaram bi. wàllu handball dañ koy daal di doore ak coupe du monde bi nga xam dañu koy amal ci Kumamoto ca Japon guleet nag Sénégal di soobu ci jongante gu ni mel tey ji nag la mujj am ndam donte ñàkkoon na ñett match yu njëkk yi ci googu de tournoi ba ñu éliminé ko. tey ji nag ci suba gi Sénégal dal na am ndam ci diggante mag ñi nga xam te ñu di waa Kazakhstan 30-10 ñàkkul ni si suñu yeneen i jotaay xibaar incha allah dañ ci dellu ak yenn ci ay réaction ñu daal di wax ci leneen di jëwriñ gu yore wàllu tàggat yaram ndax démb junj nañ ko fi ci quotidien record daal di xam ne ni kii di Mayacine Mar di directeur technique national bu football beeg Maguette Diop yore lii di basket bi ñoom ñaar ñëpp daal fi mu toll nii daanaka dañoo tekki seen ndombal tànk di ab dogal bi nga xam te ni mi ngi bawoo ci ministère des sports waaye démb gannaaw ba ñu laajee ki nga xam te ne moo di jëwriñ gu yore wàllu tàggat yaram bi di Matar Ba moom nag leeralul mbir yi neewul waaw neewul déet waaye jàpp na ne daal képp ku liggéey bés dana ñëw nga daal di jël retraite ñu daal di ko déglu moom Matar Ba ci micro wu suñu reporter bi di Oumar Mbow. li ma bëgg rek ñu xam mooy lépp loo xamante ne dafa am ci mu jëm ci fonctionnaire wala mu jëm ci li ñuy liggéey lu ñu ci wax rek day ànd ak bataaxal bu koy gunge tey nag liir ngeen waaye xam ngeen nit ne ñooñu ñu wax yëpp ku ci nekk dem na retraite waaye ku retraité te jële kayit jëleegu la fa da ngay continuer def sa liggéey li ma bëgg daal nit ñi xam mooy muy man muy sama morom muy képp ku mu mënti nekk foo mënti ne bés dana jot nga jóge li am solo nag mooy ci li nga bokk ak foo ci mën a toll rek da nga ci war a contribuer pour que loolu jëm kanam loolu laa leen mën a wax la ca des nag bu ngeen demee ba gis bataaxal bu confirmé bu ngeen ma laajee dinaa leen wax. mi ngi noonu Matar Ba yëkkati yooyu le kaddu gannaaw ba ñu doon amal lii di cinquantenaire di CONFEJES di conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie ci teewaay ay naataangoom yu bëri daal di bawoo ci sous région bi ñu daal di waxtaanee wàllu football ak championnat bu Sénégal Ligue 1 beeg Ligue 2 bi dinañ ko daal door ni ki weekend bi jàppale nag match bi nga xamante ni moo di attraction bi diggante génération foot lay daal di doon ak ñii di waa Jaraaf bu Dakar tey ji nag ci ngoon président comité exécutif bu Ligue sénégalaise bu football professionnel dana amal maanaam conférence de presse tey jii kon bokk ci ngoon gi ci bu 16h jotee ci dalluwaay Ligue sénégalaise bu football professionnel daal di nekk ca Nord Foire ñu daal di ko jeexaleek wàllu karaté JO 2020 et JATUM 2020 lañ koy daal di amal kon bokk ca Japon Sénégal nag mbibitam mooy fexe ba am ay nit yi nga xam te ne danañ ko fa daal di teewal rawatina jaarale ko ci karaté bi nag ñoom ñi ngay am yaakaar loolu ci ki nga xamante ne daal moo di Abdou Lahat Cissé ba tax na bépp tournoi wala open bi nga xamante ne daal gis nañ ko danañ ko fa daal di yóbbu ngir mu gagné ay points ndax points yooyu nga xamante ni moom lay wut bu fekkante ne ni daal dina antu dana mën a qualifié ci li nga xamante ne daal moo di Jeux olympiques 2020 ñu déglu ki nga xamante ne daal moom moo di responsable sélection yu karaté bu Sénégal di Fodé Ndaw ci kàddu yi nga xamante ne jot na ko yëkkati. jóge nañu Madrid alhamdulilah rabbil alamin yombul nag mooy ñu ngi góorgóorlu bu baax di marqué ay points toujours participation yi moo am solo di préparer vraiment Open de Paris bi di ñëw ak tournoi de qualification bi nga xamante ni mooy mois de mai pour les Jeux olympiques 2020 donc daanaka daal fi mu ne nii championnat d'Afrique février aussi mooy suñu ligne de mire moo xamante ni moom daal moom lañ jublu daal fi mu ne nii kontaan nañu parce que liggéey baa ngi continuer mais dañ koy gën a yokku pour vraiment comme li ma ko yàgg waxee rek mooy dañu war a daw lu yàgg mais waruñoo daw lu gaaw donc daw lu yàgg bu tax ñu atteindre suñu objectif donc nañu gars yi ñaanal bu baax a baax pour karaté sénégalais avancé te di wax nag kontaan nañu 2022 donc Sénégal di accueillir Jeux olympiques de la jeunesse mais nga xamante ni moom moo amoon Argentine léegi mu am Sénégal loolu vraiment yokkute la te ñu ngi félicité waa comité olympique sénégalais di félicité nguur gi ak ministère bi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon di liggéey loolu ak fédération sénégalaise de karaté nga xamante ni El Mokhtar moom moo nekk seen njiit vraiment di kontaan trop vive les arts martiaux ñu continue liggéey te incha allah dina baax. di jaajëfal Abdou Diouf Junior mi nga xamante ne moom moo daal di taataan yooyu la kàddu kon boog Barthélémy fii lañ koy daal di jamale xibaaru tàggat yaram. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo askan wi. xibaaru aada yi ñu dal ci Ana Rocha.
maa ngi leen di nuyu mbokk yi musée des civilisations noires am na léegi benn at ngir màggal anniversaire gi am na ay activités yu bëri yoo xamante ne dinañ ko amal diiru ko fukki fan ak juróom lu ci mel ni ay rencontres scientifiques ba ci ay exposition directeur bu MCN Hamadi Bokoum di ñu wax ban bilan lay def ci première année fonctionnement wu musée bi. bébé bi dafa teel a màgg ce qui fait que il faut ñu xoolaat bu baax a baax rythme bi. Ça a dépassé les attentes. Totalement. Bon, je pense que vraiment côté boobu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax et puis liggéey bi du waa musée bi rek ñëpp dañ ci jàpp. artistes sénégalais yi africains yi diaspora yi américains yi européens yi ñëpp ci jàpp ba nga xam ni musée bi vraiment dafa bénéficier environnement bu baax a baax et puis li ci gënoon am solo aussi mooy balaa ñuy door dañu toog waxtaan. seet fu ñu jëm xàll suñu yoon ba mu leer. mais certainement am na lu doxut. bon je pense que bu fekkee ne vraiment am na dimension boo xam ni xaw nañ ko négliger mooy communication. bon loolu moom des na. je pense qu'il faut que ñu am plan de communication bu leer surtout ñu xam suñu cibles yi cibles yi sax xam nañ ko. naka la ñuy eggee si ñoom xam nañ ko mais dañ ci jógul donc scolaires yi surtout il faut ñu jëm si ñoom musée bi du pour waa Ndakaaru rek. waa banlieue bi ak ñu nekk ci biir réew mi ñëpp ci lañu bokk et puis même ñu nekk bitim réew ci lañu bokk. ci wàllu fréquentation est-ce que am ngeen ci satisfaction. satisfaction des na. suba ci seen magazine culturel xalam di ngeen dégg interview bi yëpp bi ñu def ak Hamadi Bokoum njiital musée des civilisations noires lundi bi ñu dëgmal nag grand théâtre bu Ndakaaru dina dalal compagnie de danse bu gën a mag ci àdduna bi muy ballet Béjar gulet nag benn ballet russe war a fas yéene produire fii ci Ndakaaru dañ ci déglu docteur Souleymane Anta Ndiaye nekk njiital bureau économique bu ambassade bu Sénégal ci Moscou. culture dafa am solo te culture day xëcc économie alors le président Macky Sall dafa bëgg Sénégal ak Russie seen diggante gën a dëgër ci anam yépp loolu moo waral moom ñëw na lu mat ñeenti yoon Russie depuis bi mu nekkee président ba léegi. lii kay si def nii ànd ci ak madame Slou lu baax la parce que loolu day gën a dëgëral diggante Sénégal ak Russie. danse am na solo trop mais ñoom danse bi ñuy def muy danse classique ñun ñu bëri xamuñu ko. mais am na solo trop pour que Sénégal itam ñëw découvrir loolu jàppale ci Grand Théâtre jàppale ci Keysi Bousso et puis gën a dëgëral relation yi entre la Russie et le Sénégal sur le plan culturel. di leen jaajëfal bu baax a baax ci diglu bi yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM suba incha allah ci seen magazine xalam.